Pour rappel ñun ñi ngi fii di liggéey ci prison bu Thiès depuis octobre 2019 ak suñu ay partenaires yu ñuy woowee Tostan ci biir activité bi nag ñi ngi ko bokk ak juróom-benni kaso yu nekk fii ci Sénégal muy kaso Camp Pénal Forbé Tambacounda Ziguinchor Kaolack ak Thiès suñu liggéey yëpp nag bu fekkee ci wàllu fab la mooy di leen jàppale comme ñun ay travailleurs sociaux lañ dañ leen di jàppale ci seen wàllu xel ak seen nekkin ak lan moo tax ba ñu ñëw fii ak nan lañ leen di gungee ba nga xam ne beneen yoon tamit bu ñu fi génnee dootuñu fi mën a dellu siwaat te ba pare société bi bu ñu fi génnee dinañ leen joxaat seen place ak seen dayo à part liggéey boobu nga xam ne dinañ ko liggéey ci biir prison bu Thiès Thiès dafa am benn spécificité mooy li ñuy woowee service de probation nag du lenn lu dul ñi nga xam ni dañu jote ak yoon ñu fexe bu fekkee li ñu def dafa ndaw aajewul dem kaso te boobu mooy xëy na erreur bi leen njëkk a daal ñu waxtaan ak magistrat juge yor seen dossier pour ñu bañ leen a yóbbu biir prison ndax loolu tamit ñu ni dina jàppale ci xeex bi ñuy bëgg a xeex pour wàññi nit yi nekk biir kaso loolu mooy solo service de probation. génn na si waxtaan yi mel na ne am na yenn jafe-jafe noo koy articuler ak yoon bi nga xam ne moom la tëral am na yenn délits yoo xam ne ku ko defee dañ ne mandat dépôt c'est forcé. waaw mais gëm ngeen ne waxtaan bi moom war nañu mën a méngale la lépp. waaw ci biir waxtaan bi daal point yu bari génn na ci ndaxte yoon comme li ñuy waxee en français arsenal juridique bi mi ngi fi yoon tënk na lépp te depuis 2000 tamit am na réforme yoo xam ne dafa instituer mesure alternative à l'incarcération am ay délits yoo xam ni tamit dañ koo ciblé mais délit bi nga xam ni tamit code pénal xëy na prévoir ko ci te moo ëpp ci ñiy dem kaso mooy usage de chanvre indien ndax boobu boo ko defee rek fii juge yi dañuy am tendance mandat de dépôt systématique loolu nag ñu ni nañu xool ñi nga xam ni ñoo ŋànk xëy na fii tribunaux yi ñuy waxtaan souvent di wecconte ay xalaat pour xool ñooñu bu fekkee bii mooy seen première fois nan la ñuy def ba nga xam ne duñ leen yóbbu prison mais dinañ leen mën a dénk comité de suivi boo xam ne ay travailleurs sociaux lañ ñuy dem di xool place bi ñu leen teg di ko saytu ñu xam ne tamit prison épargnel nañ leen ko mais loolu tamit beneen mesure la boo xam ni genre punition la du liberté mais punition la. kii saytu ñi yoon dal kaw le JAB la na la ne am na pouvoir yu bëri mais jumtukaayam yi des na lan ngeen di proposé. waaw léegi JAB bi moom jumtukaayam des na mais comme ni mu ko fàttalee ci biir waxtaan bi mooy du ay moyens financiers moo ko manqué mais plutôt ay moyens humains moo ko manqué ay ressources personnelles boo xam ni dafa xarañ ñu tàggat ko ci liggéey bi comme ñun luy suñu liggéey muy ay travailleurs sociaux ay éducateurs spécialisés lañ yaakaar na ni projet bu day nii FAP ak Tostan ëmb ko bu ñu boolee suñu doolee ñëw ci wetam jàppale ko dinañ mën a àggale xeex bi nga xam ne ñu ngi ko sumb. projet bi di si des ay weer la mais nan ngeen koy xalaatee léegi pour atteindre objectif bi. waaw comme Covid bi nag vraiment secteur yëpp la jàppoon projet bi depuis octobre 2019 la démarré mais toog nañ 6 mois yoo xam ne pratiquement defuñu activité donc 9 mois rek moom moo des pour ñu war a mën a def jéego yi nga xam ne yëpp mbébétoon nañ ko. waaye yaakaar nañ ni comme rencontre yu mel nii bëgg nañ koo def chaque mois ñiy waxtaan bu ko defee xëy na temps bi ñu perdroon du yàq dara ci liggéey bi dinañ mën a continuer di ko def ba mu baax incha allah.